Jumo Soirée. RFM Matin Babacar Ganam ñëw na, Momar Cissé le vice-président association des consommateurs du Sénégal ASCOSEN. À tout à l'heure. nag loo xam ne la gannaaw bi nga xam ne ministère woo na commerçant yi waxtaan ak ñoom ba commerçant yi d'accordoon mu daal di jël arrêté fixé 100% brisure riz jëlee ko ci 300 yóbbu ko ci 275 jël diwlin bi de 1200 le litre yóbbu ko ci 1100 francs jël l'huile de palme parce que ni foog ngeen distinguer ne huile dafa bëri façon colza beeg tournesol bi bokk ci huile de palme bi moom la ñu encadré riz bi aussi riz indien 100% brisure la ñu encadré sucre bi en poudre bi nga xam ne moom la compagnie bi sucrière te ministre bi jëloon arrêté 625 ñu indi ko ci 600 francs loolu gannaaw bu ministère bi waxtaanee commerçant yi noonu la ñu defoon mais nag ba commerçant yi dégg nga maam jóge ko ci conseil des ministres ñëw investir télévision yi wax ne dinañ accompagner la mesure ñaari fan tegu ci ñu dellu gannaaw ci la ñu waxoon ne dañu juumoon jëluñu woon en compte li nga xam ne mooy manutention bi ak frais de transport yi loolu tax na mu retarder la mise en œuvre de l'arrêté ba démb la arrêté bi soog a mën a nekk entrée en vigueur donc semaine yi nekkoon yëpp coow li di bëri ci marché bi effectivement applicabilité bi mënuloon nekk parce que tout simplement dañu remettre en cause la structure de cette arrêté ab kayit mën naa tax yëf yi ama ndax du gulet ab arrêté li mu mën mooy verbaliser li nga xam ne sàmmuñu ko parce que arrêté jëluñu ko ci néant booy def arrêté dafay fekk nga waxtaan nag techniquement ñi nga xam ne mooy acteurs yi ba ñëpp nangu ci. mais est-ce que du noonu la ñu waroon defee ndax gis nañ ni bi ñuy yokk njëgu mbuuru bi woote nañ fi conseil national de la consommation acteurs yi yëpp seq waxtaan ñuy doog a jàpp ab prix ci mbuuru mi est-ce que du loolu moo gën indil gàllankoor mesure bi. déedéet parce que bii arrêté bi njëkk ministre du commerce fixé woon ci suukar si boobu moom. arrêté boobu amoon na gàllankoor parce que moom kenn cote moo ko fixé woon. parce que boo xoolee dafa am loo xam ne yokkute la yokk boo koy def da nga koy waxtaan ak acteurs yi parce que compagnie sucrière am na droit nekk man kat sama structure du prix dama koy réviser parce que am na élément boo xam ne yokku na ci. te foog ñu tenir ko en compte. léeg-léeg ay lay la rek. loolu suukar si parce que dossier boobu. suukar si ñu taxaw tuuti ci suukar si. parce que juróomi dërëm lañ ci wàññi 650 la doon jar foog naa. mu war a jar léegi 625 625 la doon jar. war a jar 600. waaw faf sax fi ñuy waxee ne nañ ko wàññi yëf yi boo demee ci boutique yu bëri jamono ji paquet 700 la. effectivement waaye nag tey à partir d'aujourd'hui muy démb képp koo xam ne jaayee nga 700 francs. boo wootee ñu verbaliser loolu nag maa ngi invité les consommateurs que ñu jël seen responsabilité di invité ministère du commerce moment yi nga xam ne moom la ñuy vivre na établir liste numéro vert le numéro vert war na mën a nekk. li laa doon wax sànq Momar Cissé doxalin yeeg pexe yi ñuy wax yëpp beesul te taxul commerçant yi sàmmonteeg njëg yu bees yu ñuy sanc xam nga léegi lan mooy saafara si nan la nguur gi war a def ba jaaykat yi sàmmonteeg njëg yi nga xam ne moom la ñu wax ni lii nangam la war a jar. Babacar dama la ne dañu faussé ci départ ba moo tax njëg yi mënuñ ko appliquer ndax bu commerçant waxtaanee ak ministre ba pare ñu jàpp ci juboo 2 jours après ñu ne mënul nekk parce que jëluñu woon en compte manutention bi ak frais bi. loolu tax na application bi mënatul nekk mais biñ leen woowaatee ñu intégrer manutention bi ak transport bi partager frais yi entre le demi gros et le grossiste moo tax prix au détail yi dara bougé wul te ñun ñoo leen demandé woon loolu au niveau de l'ASCOSEN ñu ne leen fexe leen ba bu leen laal prix au détail yi parce que nit ñi accepté nañ prix yooyu ba pare léegi nag li ci kanam rawuli bët semaine bi yëpp mënuloon appliquer parce que li ma wax moo tax loolu jël nañ ko en compte fi mu toll nii mais nañ toog di seetaan
parce que képp koo xam ne fi mu toll nii respecté woo ko am nga droit woote ñu verbaliser ko parce que base légale bi am na ba pare. mais est-ce que il n'y a amul risque pénurie provoqué li ñu seetlu temps yi boo demee ci boutique pour nga am fa suukar problème la. xam nga loolu bëggatuñ ko woon jaay. xam nga loolu lu ko andi woon dañu joxoon ci arrêté bu njëkk ba ne booy jëlee suukar Richard Toll yaa ngi ko fay jëlee 570 000 francs la tonne léegi nag arrêté bi nga xam ne moom la ministère du commerce def démb yaa ngi ko fay jëlee 555 000 francs la tonne donc am na 15 000 francs yoo xam ne dégg nga maam fi mu toll nii grossiste bi mën na ko jaay dina am marge am ba ci détaillant bi ku ci nekk gis sa bopp maanaam fi mu nekk nii stade distribution bi ku ci nekk dana mën a gis boppam parce que ka koy jëndee Richard Toll fi mu toll nii gagné na fa 15 000 francs loolu moo amuloon Georges. moo tax au niveau de Dakar 15 000 francs ci tonne de moom. loolu moo taxoon fi mu nekk nii toll nañ foo xam ne ku ci nekk da ngay mos xaabaabal mënut a am waaye nag ku nekk mos participer à la guerre parce que problème bi mooy 15 000 francs yooyu nga xam ne amuñu ko woon moo taxoon applicabilité am problème léegi nag ñoom am nañ 15 000 francs boo xoolee stade bi ku ci nekk dana mos ba nga xam ne fi mu nekk nii li ci kaw rawul li. mais est-ce que wàññeeku réellement am na ndax peut-être ñooñu ñooy jaay ñoom ñooy mos waaye ki war a gën a mos moom mooy way jëfandikoo bi yokkute yi nga xamante ne ñu ngi ko ci nemmeeku mu am quelques jours après ñu naan wàññi nañ est-ce que du li fi newoon rek moo fi ne. déedéet li fi newoon newu fi dans la mesure où Georges bu fekkee ne da nga nekk ci milieu bi commerçant yi di wax problème mu disponible sax ngay njëkk a xalaat ndax di nga ko mën a am. parce que fi mu nekk nii suñu économie bi lu ci bëri bitim réew lay jógee boo xoolee diwlin bi mu ngi jógee ko Malaisie wala mu jógee ko ci communautaire bi boo xoolee dégg nga maam ceeb bi. kenn xamul diw lu mu. waaw. kenn xamul diw lu mu waaye nag boo ko xoolee nga xool ne lépp lu fiy dugg dañ koy analyser ci laboratoire la nag mu soog a mën a dugg donc contrôle am na. li nga xam ne nag comme contrôle am na mun nañu wax ne du luy lor doomu aadama mun na am nag huile boo xam ne l'huile d'arachide moo nekk l'huile la meilleure huile mais nag Babacar ko xañ na yow rek yaa ko mën a jënd waaye nag foog ñu sóoraale. looloo jaaduwul ci réewum gerte. waaw foofu erreur la parce que matière première bi liñ koy jëndee fi mu nekk nii boo ko xoolee 3 kilos nga nal ko un litre d'huile doo ko mën a jaay sénégalais bu mel ni man parce que suñu loxo jotul suñu gannaaw ba tax na foog mbaam gàtt na mais foog mu bokk ci jur gi l'essentiel nag la muy lekk mu bañ ko gaañ te loolu je pense que am na ay ministère de commerce ay entités yoo xam ne laboratoire boo xam ne mu ngi ciy veiller bu baax ba nga xam ne lépp lu fi dugg ñu ngi koy saytu. est-ce que tey on risque pas d'être confronté à ce fait kaddu yi nga xamante ne jaaykat yi ñi ci boutique yi dañ koy yëkki yenn saay waxi stock bu fekkee ne wàññi njëkk am na. xam nga man dem naa xalaat ba ne boo gisee retard bi am dañ wax ne application immédiate am ñoo xam ne dégg nga maam wax dëgg yàlla amoon nañ stock bien que stock boobu bu fekkoon ne tey dañ ko jëndoon le au prix le plus bas ñu ne nañu yokk ñi ci seet seen bopp ak seen digganteeg yàlla pour bañ a yokk du bari loolu ba tax na war na buñ ne application immédiate ñu war a mën a appliquer quand même parce que commerçant yàgg na perte ne damay perte ci li gagné ci lële mais gis nañ ne daal ñoom buñ ne nañu wàññi ñu ne stock fi mu nekk nii nag amoon nañ presque 10 jours yoo xam ne lay amatul parce que galgal boobu nga xam ne am na yenn commerçant yu ko dugaloon wane ne dañoo fàtte woon jël manutention at transport retardé na application bi fi mu nekk nii nag lay waratul am. boo bëggee ñu dajawaat fii fileeg weer dinañ toogaat waxaat lii ne. commerçant yi ñu évaluer commerçant yi wàññiwuñu wàññite gi gees jégle du loolu rek moo. xam nga Babacar foog ñu xam leen. le principe au Sénégal mooy la liberté des prix produits yi nga xam ne dañ leen encadré foog aussi consommateurs yi xam ko
dem jënd pâte dentifrice mu cher trop nga jëndee ko 1200 su subaa ñu jaay la ko 1500 boo coowee ne fu mu nekk nii lépp a yokk loolu taxul ñuy wax parce que normalement concurrence moo war a jouer. waaw léegi mais fi mu ne yaa ngi wax waxi pâte dentifrice. nañu wax ci géej gi. nañu wax ci géej gi géej gi doon jar kilo 2500 léegi 4000. loolu pour lan itam. nañu wax ci jën yi. loolu politique bu bon nga xam ne da nga maam rareté de ressources moo ko andi. te loolu nag vraiment ñu ngi koy joytu en tant que consommateur lii nga xam ne mooy organisation yi di ñooñu di wax nañ ko def nañu xool bateau yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu reporté boo demoon Guinée Bissau boo laajtee ñaata bateau moo fi nekk ñu wax la ko tout de suite mais Sénégal lu tax mënuñoo wax ñaata bateau moo fi nekk lu tax ñuy xool ba léegi état bi di xool jën yi di manqué tey maa ngi dégg rek da nga maam loo xam ne buñ ci continuer kenn dootu lekkati jën kenn dootu lekkati yàpp. loolu waaye nag dëgg gi mooy bateau wala ñàkk bateau yu fiy ñëw di napp ñii napp fii ci réew mi di jaay même bu jën tuuroo sax jën yi nga xam ne mooy yu mag yi ñoom coof ak la koy nuru ñi seen loxo jotul seen ginnaaw mënuñ cee jot. jën moom daa mës a seer. jën moom bu tuuroo rek. bu tuuroo ak ñàkk tuur yëpp waaw bu tuuroo rek. dégg nga maam comme denrée périssable la kooku foog nga débarrassé wu ci. kon bu boobaa consommateur bi moo ci gis boppam muy bu diis beeg. muy bu gejj beeg muy yaabooy beeg muy coof beeg tuur bi nga wax rek bu fekkee ne am na rek da nga maam consommateur bi dina ci gis boppam mais nag fi mu nekk ni tuur bi moo jafe. yéen ñi xeexal way jëfandikoo yi ak wàññ gi ñu wàññ au même moment on remarque aussi yeneen prix dañuy flancher est-ce que consommateur yi seen bopp lii mën nañ koo yëg. wàññ bi. waaw xam nga dafa am loo xam ne foog ñu natt ko fi mu toll nii. natt bi mooy que environnement bi ñu nekk ñi nga xam ne ñooy dem di jëggaani di ñëw wax nañ difficulté yi même pour am produit loo xam ne dafa yokk bitim réew loo xam ne li koy indi multiplier nañ ko par 3 te ñoom du ñu jaay te amuñu bénéfice mais Georges li état bi bàyyi 47 milliards ci pandémie bi 50 milliards bërki démb nga cumuler ko presque 100 milliards dafa war a ñëw nag sunu poche mais warta jëm ci poche commerçant bi lu tax bu ñu deful attention mun ñëw ci poche commerçant bi mooy que ministère du commerce comme ministère des finances am na lu mu bàyyi mu war a ñëw ci ñun moom dafa war a def rôle am mooy l'applicabilité de la réglementation. nu mu koy defee. l'application de la réglementation nu mu koy defee. ni mu koy defee dafa simple. mooy tey jii Georges boo demee ci station service yi prix bi dafa affiché wu xam nga ne est-ce que carburant lii lay jar kenn du la ci nax dugal ci boutique yi doo gis benn prix bu affiché wu ci produit yi ñu encadré. c'est une obligation. c'est une obligation. moo tax fii maa ngi wax ne ministère du commerce ak képp may déglu ba ci président de la république nañu taper sur la table boutique boo dugg fi mu toll nii les produits qui sont encadrés ñu gis prix bu baax kenn du ñu nax. boutique yi moom du loolu rek. janax yi dàqanteeg mbiskit mi ñuy jaxaseeg saabu beeg réglementation ak awala yoon cim njaay ci réew mi ci boppam moo compliqué fi ñu toll nii jaxasoo gu jéggi dayoo. moo tax heureusement que client bi am na choix tey jii fu la neex nga dem si la grande distribution dina tax da nga maam ñi nga xam ne ñoo yore boutique yi ñu war cee inspiré wu. ba nga xam ne environnement bi nga xam ne moom la produit bi nekk bien que service d'hygiène mu ngi fi di contrôler ñu ñaan leen ñu gën leen may moyen léegi wujj mën naa tax dégg nga maam seeni toogaay gën a rafet ba nga xam ne janax yeeg yeneen mbóot yi xëy na dootuñu gis ci boutique yi loolu man si laa leen invité et que ñi nga xam ne ñoom ñoo leen mbootaayoo ñu gën leen sensibiliser wax leen ne àdduna dox na dox boo xam ne client bi dafa gën a exigeant bu ñu bëgg a exister nañu def ci roy. moo tax léegi nit ñi dem ci supermarché yi. très bien. sànq ñu ngi doon wax ci géej gi am na ko envoyé message ne géeju bër sax moom léegi kilo 6000 xam nga loolu yéeme na mais Momar Ndao leneen li. Momar Cissé leneen li yëf yi feeñal nag mooy li ñuy wax denrée de première nécessité maanaam ñam wi ñuy gën a jëfandikoo ci réew mi te Macky Sall ñu wàññi ko mooy diw suukar ak ceeb
dañuy tarxiis ci wàllu wér-gu-yaram loolu mooy dëkk bi moom wér dina fi jafe ndax yooyee ñu jàpp ne moom la ñu gën a jëfandikoo bokk na ci gën a bon ci wér-gu-yaram. diw ceeb suukar. dëgg la. loolu itam yéen ñi association consommateur nu ngeen xalaatee ni war nañoo soppi itam sunu ñamin. nu ñu xalaatee mooy déjà li nga xam ne ñu jéem a seet changer paradigme maanaam xool alimentation yi nga xam ne ñoo gën a nutritif foño bi lu am solo la war nañ koo mun a bay en quantité. war nañ mun a def am na solo lool waa Tamba moom gis nañ ci seen bopp bu baax. bu baax a baax a baax te boo ko xasee ba ñam mën nga koo def ak soos bu nekk. bu ma fa bee ci rawati sax. ba suppu kànja bee gën a neex Babacar ñun am nañ fii si suñu dëkk lépp loo xam ne moom la mag ñi daan lekk nga xam ne dinañ dund presque 80 duñu dem hôpital waaye ñun li gën a niin li gën a bon ci yaram indi diabète bi indi hypertension bi moom lañ gën a bëgg donc il va falloir que des émissions des campagnes de sensibilisation ñu développer ko accompagner les associations de consommateurs ak ñi nga xam ne les sachants ñu gën a dugg ci askan wi wax leen li nga xam ne da nga maam moo gën a baax ci yaram. jërëjëf Momath Cissé vice-président ASCOSEN association nationale de défense des consommateurs nga xam ni ñi ngi doon waxtaan ak yow ci fi marché bi tolloog njëg yi jërëjëf Georges ñu ngi ziar Fati ak ñi mu àndal ñu yendu ak jàmm. merci beaucoup Babacar Fall ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu encore une fois sunuy auditeurs téléspectateurs ak lecteurs yu groupe Futur Média 8h des na ay simili yu néew xibaar yi dañ ci soobu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw.